ci turu Baay bi ak Doom ji ak Xel mu sell mi amin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak Xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunia Vision maa ngi leen di nuyu yéen ñépp ci seen tur ak ci seen sant, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di leen yéene jàmm juy dëgg ji bawoo fa borom bi. yàlla na ñu yàlla gunge ci waxtu bi. lu jiitu tey ñu ngi ci fanweerelu dibéer ak ñeent ci atum A di dibéer ju mujj ji ci atum jàngu bi dans l'année liturgique. dibéer ji ñu ngi koy tuddee xewum Krista bi buuru àddina si, la solennité du Christ roi de l'univers. ci l'évangile tey bi Yeesu dina feeñal boppam ni buur sàmmkat. ni sàmmkat di xaajale xar yi ak siket yi, noonu la xaajale nit ñi ku nekk ak li mu yelloo. nañu ko déglu. ñaareelu wàll wi di njàngale mi. ni keroog dinañu teral l'abbé Alphonse Seck ci suñu émission. ci ñaareelu njàngaleem dinañu tënkal ak firil xaaj bu jiitu bi ci bataaxal bi ñu Pape François yónnee tudde ko Amoris Laetitia, la joie de l'amour, bégtem cofeel. turu xaaj boobu moo di à la lumière de la parole, ci leeru kàddu gi. nañu ko déglu. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 23, psaume bi ñu xam bu baax. borom bee di suma sàmmkat, le Seigneur est mon berger. waaw naam, borom bi yàlla ci jëmmu Yeesu doomam dafay sàmm mbootaayam. ci wetam duñu ragal dara. wàllu mujj wi di démb ak tey. mbokk yi dinañu wéyal suñu njàngale mi jëm ci mission bi, di sukkandiku ci xibaar bi ñu Pape François yónnee tudde ko la mission au cœur de la foi chrétienne. mission bi ci yaxub ngëmu chrétienne. dinañu jéem a tontu ci ñaareelu laaj bi ñu Pape François laaj, maanaam lu di yaxub mission bi. nañu ci bàyyi xel. lewansilu Yeesu Krista ba Macë mu sell mi bind. Yeesu dafa doon wax ak taalibeem ya lu jëm ci dikkam. su doomu nit ki dikkee ak ndam ànd ak malaaka yi yépp, dina toog ca gàngu neem ndamam. xeet yépp dinañu dajaloo ci kanamam, te moom dina leen xaajale ni sàmmkat di xaajale xar yi ak sikket yi. dina féetale xar yi ci ndeyjooram, sikket yi ci càmmoñam. bu ko defee buur bi dina wax ñi féete ndeyjooram, ñëw leen yéen ñi suma baay barkeel, donn leen réew mi ñu leen waajalaloon ba àddina sosoo ba tey. ndege xiifoon naa ngeen may ma lekk, maroon naa ngeen may ma naan, doxandéem laa woon ngeen dalal ma,
rafle woon naa ngeen sàng ma woppoon naa ngeen seet si ma jéngoon nañu ma ngeen agsi ba fi man booba ñu jub ña dinañu ko tontu borom bi kañ lañu la mës a gis nga xiif ñu may la nga lekk wala nga mar ñu may la nga naan kañ lañu la mës a gis nga di doxandéem ñu dalal la wala nga rafle ñu sàng la kañ lañu la mës a gis nga wopp mbaa ñu jéng la ñu seetsi la buur ba dina leen tontu ci dëgg maa leen ko wax ba ngeen ko mësee defal kenn ci sumay mbokk yu gën a tuuti yile man ngeen ko defaloon booba dina wax ñi féete càmmoñ randu leen ma yéen ñi alku dem leen ca safara su dul wéy moom lañu sàkkal seytaane ak malaakam ya ndege xiifoon naa te mayu leen ma lekk maroon naa te mayu leen ma naan nekkoon naa doxandéem te àggaliwu leen ma rafle woon naa te sàngu leen ma woppoon naa te jéngoon nañu ma seetsiwu leen ma ñoom it dinañu ko tontu borom bi kañ lañu la mës a gis nga xiif wala nga mar wala nga di doxandéem wala nga rafle mbaa nga wopp nga nekk ci jéng te ñu bañ laa dimbali dina leen tontu ci dëgg maa leen ko wax ba ngeen ko bañee defal kenn ci ñu gën a tuuti ñile man ngeen ko bañoon a defal te dinañu dem ñile ca ndaan gu sotti ñu jub ña ca dund gu dul jeex ga baatum borom bi mbokk yi ñuy seetaan ñu ngeeti nii maak l'abbé Alphonse Seck ngir dimbali leen di leen gunge ci bataaxal bu mag bi ñu Pape François bind keroog dugg nañu ci kër gi maanaam ci tarjumaan bi tey l'abbé Alphonse Seck dinañu dimbali ci néeg bu jiitu bi abbé Alphonse maa ngi lay gërëm ngir sa teewaay fii ngir dimbali ñu ci bataaxal bi am solo lool ni nga ko waxee ci émission bi weesu xaaj bu jiitu bi Pape François jox naa ko tur wi à la lumière de la parole ci leeru kàddu gi ci article bi ubbi xaaj bi Pape François bind na xalaat bi mu ne dama leen bëgg xamal ci lu gàtt nu mbirum jaboot gi feeñe ci biibal bi dale ko ndoorte la ba ca mujj ga Pape François dafa ci mujje boole psaume 128 di psaume bi màggal jàmbu njaboot gi Abbé Alphonse ndax mën nga ñu dimbali ci néeg bu jiitu bi xam nga Pape bi mënoon a yem rek ci li mu gis wala li mu jàngat ci nekkinu njaboot tey waaye jàpp na ne li mu bëgg wone ba mu jàngale ko
mënu cee ñàkk boole téere yu sell yi moo tax dafa dem ci biir téere yi ndax xool yi nga xam ne moo jëm ci njaboot yi moo jëm ci histoire yi nga xam ne moom lañ njaboot yi nekkee mu di ay nekkin yoo xam ne dafa di nekkinu coofeel nekkinu mbëgte waaye nekk itam ay jafe-jafe maanaam ni mu ko tuddee moom ci boppam dafa mel ni baatu yàlla dafa di àndandoo ci voyage maanaam ci tukki baat bi dafay gunge dafay ànd ak njaboot yi ci seen tukki mu tàmbali ko téere bu njëkk ba mu di téere Genèse ba ca Apocalypse wone histoire yi nga xam ne dañu nekk ci biir ñu dund ko ci biir mbootaayu yàlla mu am ci yoo xam ne ànd nañu ak li yàlla bëgg mu am yoo xam ne dañoo dajeek lu metti dañoo dajeek lu bon dañoo dajeek coono dañoo dajeek lu leen tas loolu yëpp nga xam ne dafa bokk ci li nit ñi di dund tey moom dem na ba wuti ko ci biir téere yu sell yi ndax won ñu ne lépp loo mën di dund tey soo xoolee téere yu sell yi am na lu fa mës a am gannaaw loolu mu fàttali njàngale mi nga xam ne moom la téere yu sell yi di jàngale ci wàllu njaboot te loolu lu mu ci jublu mooy wan njaboot yi tey ne malgré coono yi ngeen mën a am bu leen ñàkk kóolute ndax lépp li ngeen di dund ci seen biir njaboot ci seen biir sëy jàpp leen ne yàlla daf leen di jiitu ndax loolu ngeen di dund yàlla génnewu ci boppam génnewu ci loxoom génnewu ci yéeneem waaye mu ngeek yéen di leen jàppale te lépp loo leen mën di dund mu dee lu metti mënul tere yàlla may ko mu mën a jur lu baax jural leen ko jural ko askan wi woona leen tamit ci takkute même sax su fekkee ne seen yoonu njaboot dem na ba janook ay coono yu metti donc mu mel ni Pape bi dafa jàpp ne téere yu sell yi leer la bu war a leeral nekkinu njaboot yi tey ma dellu si nag ci benn nitaal boo xam ne Pape bi jël na ko jëlee ko ci l'évangile u Matthieu bi Yeesu di léebee ñaari kër yi kër gi nga xam ne dañ ko tabax ci xeer bi mu dëgër li nga xam ne benn jafe-jafe amul mënu ko daaneel ak kër gi nga xam ne dañ ko tabax ci suuf te mënul dëgër te ci kaw loolu man li ma ci jàpp mooy Pape bi dafa gis ne am na njaboot yoo xam ne jege nañu li yàlla namm ci ñoom gis na tamit ne njaboot gi am na fu mu booloo njaboot gi tamit am na fi muy meññee ay doom la fécondité du couple humain te ci kaw loolu sax njaboot gi nga xam ne day meññee ay doom Pape bi am na lu mu ci wone mu di lu xóot a xóot ndax dafa méngale njaboot gi diggante góor ak jabaram ak ni ñu war a xoolee trinité bu sell sell bi nga xam ne dafa boole ñett ñi ci wàllu cofee te njaboot war a doon maanaam comme luy génne boppam en français on dirait le reflet
xaw ma ndax moo boobu baax na waaye lu di wone li nekk ci yàlla ndax suñu jëlee trinité bu sell bi am na baay am na doom xel mu sell mi doon coofeel gi leen boole li boole yàlla mën nañu wax ne moo boole itam njaboot gi te xam nañu ne yàlla day indi loo xam ne soxla la njëriñ la noonu tamit njaboot gi nga xam ne moo boole góor ak jigéen daf leen di may ñu bañ a wéet waaye ci seen diggante walla ci seen ndaje ñu jur ci loo xam ne mooy doom ji ci kaw loolu Pape bi wax tamit ci lu jëm ci doom ji mooy Somme 127 bi nga wax ne les enfants comme des plants d'olivier muy fàttali ne su dee kër gi parents yi ñooy fondation bi waaye doom yi juddu ci biir njaboot gi dafa wone ne njaboot yi yegg na fa mu war a yegg njaboot gi mët na Pape bi di ko waxe di ko tuddee la plénitude de la famille waaye am na lu mu ñu fàttali mu ne njaboot gi dafa di kër goo xam ne yàlla def ci dëkk mu ne une église domestique maanaam jàngu ba ca kër ga mu di fu l'Eucharistie mën a dunda fa Yeesu Krista mën a nekk bokk ak waa kër gi benn table mu jële ko nag ci baatu Apocalypse maa ngi ci bunt bi di fëgg ku dégg sama baat te ubbi dinaa toog dinaa bokk ak yow te kër googu nga xam ne day fay ñaan yàlla dafay barkeel kër gu mel noonu waaye mu fàttali ñu tamit ne këru yàlla googu dafa di kër gi nga xam ne ci la ñu war a jàngalee xale yi te dugal leen ci yoonu yàlla man dama tàmm di wax su ma doon préparer baptême dama ne nit ñi soo amee sa doom muy màgg da nga koy ne kii sa maam la kii sa bàjjen la kii sa tante la kii sa mag la ndax da nga bëgg mu doxal digganteem ak ñooñu li ci war a doxal te soo ko deful dinañ la xas ndax dinañ la ne sa doom bi xamul kii xamul maamam xamul magam xamul mbokkam te ci yow la parce que waxoo ko ni mu war a doxalee loolu suñ ko mënee def ci biir àdduna si ndax xale yi doxal relation yi nga xam ne ñoom la ñu war a am ak kii wala kële rawatina yàlla sa doom bi soo ko jàngalulee kanay yàlla du mën a xam kanay yàlla moo tax mu ne les parents sont les premiers maîtres de la foi pour leurs enfants maanaam yéen a war a jàngal lu ci wàllu ngëm seen doom bi famille itam di bërëb bi ñoo yaree mu di mission boo xam ne parents yi tamit dañ ko yore waaye dinañ ci dellu si ci yeneen chapitre yi am na lu mu wax lu am solo mu ne sa doom soo ko amee dina la déggal waaye mën na am tamit mu topp beneen yoon bi nga xam ne moo di yoonam te loolu gis nañ ko ci l'évangile ba Yeesu àndee ak waajuram dem na ci jàngu bi te biñ ko laajee dafa ni foofu la war a ne ndax mu ngi topp yoon bi nga xam ne moo di yoonam loolu dafa tekki ne njaboot gi di dalal doom war nañoo déglu doom bi xam moom itam ci lan la ko yàlla di woo ci lan la ko yàlla di xiir te ñu jéem ko gunge ci loolu su fekkee ne loolu mooy yoon bi gën waaye am na lu ñu Pape bi bëgg a wax te loolu suñuy jàng bataaxal bi dafay feeñ ci lu bëre Pape bi bëggul nax nit ñi bëggul nax njaboot yi bëgg leen a won ne lu bon nga xam ne mooy dal xolu nit bi di indi bàkkaar ci ñun loolu tamit nekk na ci njaboot yi lu metti
am na ci njaboot yi fitna am na ci njaboot yi te suñu seetee ci téerewu sell yi mu jëm ci diggante Adama ak Awa wala diggante Kayin ak Abel gis nañu ni fitna amoon na seen biir mu ne fitna boobu tamit am na ba tey ci biir njaboot yi bu ñu jéem a rawale loolu mu ne tamit ci biir njaboot yi léeg-léeg coono feebar léeg-léeg coono dee baakaar a ngi fi bëgg loo amul tension yi maanaam jaaxle loolu yëpp am na ci te famille yooyu ñoom la baatu yàlla di gunge ci seen voyage ci seen dox te bëgg leen a won fu ñu jublu wala fi yàlla jublu ci ñoom maanaam feral leen consoler leen may leen doole. ñu wax tamit lu jëm ci liggéey ndax wane ne li di def dignité nit liggéey daf ci bokk ndax liggéey mooy tax nga mën a toppatoo sa njaboot liggéey mooy tax société bi jëm kanam liggéey li muy indi dafa bëri waaye loolu li tax mu di ko wax maanaam coono yi nekk ci njaboot yi su fekkee ne njaboot gi liggéey amu fa te loolu gis nañ ko ba sonn njaboot boo xam ne papa ji liggéeyatul doom yi amaguñu liggéey yaay ji rek moo nekk ci kër gi di débrouiller loolu tamit di ay coono yoo xam ne pap bi dafa bëgg a ànd ak njaboot yi wan leen ne même ci coono yooyu yàlla bàyyiwu leen ñu fàttali ñu ne chrétien li koy màndargaal bokk na ci yërmande bi mu am ak mbaaleem bi nekk ci xolam te suñ xoolee l'évangile am na ci lu bëree bëri te wax ñu tamit ne ci biir njaboot waajur yi dañoo am responsabilité takku ci borom bi te ànd boo xam ne ànd bu rafet la moo tax ñëpp ñi bokk njaboot gi war a doon benn ni baay bi doom ji ak xel mu sell mi nekk benn te ci wàll woowu am nañu royukaay mu di njabootu Nazareth fi may jeexale nag mooy lan la jàpp ne ñun chrétienu Sénégal jàngu Sénégal mën nañ ko jàng ci lii man dama jàpp ne njaboot gu ne yàlla moo ko bëgg te lépp lu njaboot di dund am na solo ci turu yàlla ci kanamu yàlla xeebul benn njaboot moo tax jàngu bi mënul yem rek di toppatoo njaboot yi nga xam ne xëy na seen dundul méngoo na ak li yàlla bëgg wala li jàngu bi di jàngale waaye il faut ñu di gëstu njaboot yi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe yu dul jeex loolu dafa tekki ne ni yàlla di àggalee njaboot yi ni ko téere yu sell yi wone ñun itam noonu la ñu war a àggalee njaboot yooyu di leen gunge mu dee ñun làbbe yi mu dee communauté yi mu dee jàngu bi gunge njaboot yooyu ci seen jafe-jafe te bañ leen di singale bañ leen di tegee wet bañ leen a ñàkk boole ndax loolu tamit am na ci suñu communauté yi il faut ñu wax ko te jàpp ne tamit njaboot du rek loo xam ne dañ ko xalaat wala dañ ko gënte mu mën a am waaye dafa di loo xam ne dañ koy liggéey dañ koy tabax te liñ koy tabaxee moo di ngëm moo di itam doole bi jàngu bi di maye ci sacrement yi li koy tabax moo di baatu yàlla li koy tabax itam mooy jàppale communauté chrétienne fàttali mbokk chrétien yu Sénégal ni ko Pape bi waxee jàngu bi njaboot gi moo di jàngu yàlla ci kër ga bërëb bi ñoo jàngalee xale yi ndax ñu wéy ci yoonu ngëm bërëb bi ñoo yaree xale yi ndax ñu màgg doon njëriñ ci àddina si bi ñoo defaree seen jikko
parce que li ci war mooy jur sa doom gunge ko mu mën a àggali li yàlla bëgg ci moom te ma bañ a imposer sama doom li nga xam ne mooy sama ambition man lii laa bëgg ci sama doom il faut mu nekk ko il faut mu def ko. wóor nañu xam nañu ne am na xale yu bëri yoo xam ne ba leen yàlla woowee bëgg nañu topp yàlla waaye seen parents ñoo tax mënuñu topp yàlla parce que seen parents dañoo amoon yeneen ambition pour ñoom. li may jeexalee ci wàll bi mooy fitna bi nekk ci njaboot yi ci diggante góor ak jabaram rawatina fitna bi nga xam ne dañ koy teg jigéen ñi fitna bi nga xam ne dañ koy teg xale yi te loolu yëpp di am ci njaboot yi di tax wala di néewal doole seen nekk benn di néewal doole seen mbaaleem seen diggante di néewal doole li nga xam ne moom la Pape bi wax ne njaboot war na mën a nekk benn ni trinité bu sell bi àndee baay bi doom ji ak xel mu sell bi. jërëjëf Abi Alphonse gis naa ne gunge nga ñu ci néeg bu jiitu bi di néegu kàdduk yàlla gi te wóor na ma ne kàddu googu mën na leeral njaboot yu bare ñu mën cee dundee jërëjëf Abi Alphonse. mbokk yi l'abbé Alphonse Seck firi na ci lu gàtt xaaj bu jiitu bi ci bataaxal bu ñu Pape François yónnee di Amoris Laetitia mbégteem cofeel laaj nañu ko mu tegtal ñaari article ci chapitre bii yu ñu leen mën a jàngal léegi noonu di ngeen mën a mos tuuti baati Pape François sax ngir xaaj bu jiitu bi tànn na article 27 ak 30 ñaari article yi nekk ci pàcc mi Pape François tuddee la tendresse de l'accolade maanaam lewataayu fóor ci ñaar fukkeelu article bi ak juróom-ñaar Pape bi wax na lii Yeesu suñu boroom ci njàngaleem tegtal na ndigal li sut yeneen ndigal yépp maanaam na ngeen soppante di joxe seen bakkan ngir seeni moroom ci lañuy xàmmee ne ay taalibeem lanu li cofeel googu di jur it moo di yërmandeek mbaale misaal bi di feeñal cofeel googu bu baax moo di la xew ca kërug yàlla ga ca Yerusalem ak jigéen ja njaaloo woon ña ko doon jiiñ rocceeku nañu kenn ndaxte waroon nañu nangu ne ñoom it ay baakarkat lañu waaye Yeesu attewu ko woo na ko mu fonkat boppam lu jigéen nañu déglu article 27. Le Christ a introduit par-dessus tout, comme signe distinctif de ses disciples, la loi de l'amour et du don de soi aux autres, et il l'a fait à travers un principe dont un père ou une mère témoignent habituellement par leur propre existence. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. La miséricorde et le pardon sont aussi fruits de l'amour. À cet égard est emblématique la scène qui montre une femme adultère sur l'esplanade du temple de Jérusalem, entourée de ses accusateurs, et ensuite seule avec Jésus, qui ne la condamne pas, mais l'invite à une vie plus digne. ci fanweereelu article bi Pape François dafay woo njaboot gu nekk
mu di xool njabootug Nasaret. ñoom Maryaama Yosef ak Yeesu doon nañu dund ay fani bànneex ak ay fani naqar. ñoom it sonnoon nañu ci kanamu bunduxataalu buur ba Erod. daw nañu Misra ni ay njaboot yu war a génn seen réew fii ñu toll. nanu xool Maryaama ak doomam di sujjoot ci seen kanam na borom sago ya jóge penku. ni Maryaama nanu sawar di jàkkaarloog ak dekki njaboot gi di taseel. Maryaama mi teew ci njaboot yi yépp mu ngi denc ci xolam seen bànneex ak seen naqar. na leen dimbali ak xelal nañu déglu article 30. À chaque famille est présentée l'icône de la famille de Nazareth avec sa vie quotidienne faite de fatigue, voire de cauchemars, comme lorsqu'elle a dû subir l'incompréhensible violence d'Hérode. Expérience qui se répète tragiquement aujourd'hui encore dans de nombreuses familles de réfugiés rejetés et sans défense. Comme les mages, les familles sont invitées à contempler l'enfant et la mère, à se prosterner et à l'adorer. Comme Marie, elles sont exhortées à vivre avec courage et sérénité leurs défis familiaux, tristes et enthousiasmants, et à protéger comme à méditer dans leur cœur les merveilles de Dieu. Dans le trésor du cœur de Marie, il y a également tous les événements de chacune de nos familles, qu'elle garde soigneusement. Voilà pourquoi elle peut nous aider à les interpréter pour reconnaître le message de Dieu dans l'histoire familiale. borom bee di suma sàmmkat duma ñàkk dara. ci gàncax gu bees la may tëral di ma nàndali ci ndox mu teey di ma may doole. ci yoon yu wóor la may jaarale ndax turam jolli. su ma jaaree ca xurug deega duma ragal dara. ndege yaa ngeek man saw yetu sàmmkat dina dalal samam xel. yaa may añ ci kanami sumay noon di tuur gët xeeñ ci suma bopp. kaas gi may naan feesal na ma ak bànneex. barkeek mbuur dinañu ma gunge suma giirug dund gépp. dinaa mën a dellu ca kërug borom bi di fa dëkk bés bu nekk ba may dee. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. borom bee di suma sàmmkat duma ñàkk dara. ci gàncax gu bees la may tëral di ma nàndali ci ndox mu teey di ma may doole. ci yoon yu wóor la may jaarale ndax turam jolli. su ma jaaree ca xurug deega duma ragal dara. ndege yaa ngeek man saw yetu sàmmkat dina dalal samam xel. yaa may añ ci kanami sumay noon di tuur gët xeeñ ci suma bopp. kaas gi may naan feesal na ma ak bànneex. barkeek mbuur dinañu ma gunge suma giirug dund gépp. dinaa mën a dellu ca kërug borom bi di fa dëkk bés bu nekk ba may dee. La vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent et que la haine a repoussé. Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne et crie leur soif de liberté. Oser la vie, au jour, oser encore
savoir ouvrir les poings serrés. mbokk yi keroog ci émission bi weesu léegi am na ñaari dimanche tàmbali nañoo jàng xibaar bi ñu Pape François yónnee ngir xelal ñu ci weeru octobre muy weeru mission bi di ñu gëstuloo ci mbirum suñu sas notre mission tudde na xibaar boobu la mission au cœur de la foi chrétienne maanaam mission bi ci yaxu ngëmu chrétienne fii ci Sénégal siiwal nañu xibaar boobu ci benn brochure d'animation bu ñu jox tur wi disciple missionnaire c'est-à-dire taalibe yi ñu yónni njëriñu téere boobu feeñ na ci boppu couverture bi naan animation missionnaire 2017 kon téere bi mën nañu xelal it gannaaw weeru octobre looloo tax ñu bëgg a wee jàngale rooti ko ci xibaar boobu ngir gën a yëg suñu mission tàmbale nañu njàngale moomu ci émission bi weesu ci ubbiteb xibaaram sax Pape François feeñal na xaat ngëmam gi jëm ci jàng bi ne l'Église est missionnaire par nature ci wolof jàngu bi lu ñu koy yónni moo tax mënul leneen lu dul yeboo génn dale ko gis-gis boobu Pape bi dafa ñuy laaj ñetti laaj. 1. Quel est le fondement de la mission? yónni ñu yeboo génn ci lan la sukkandiku. 2. Quel est le cœur de la mission? lu di yaxub mission bi. 3. Quelles sont les attitudes vitales de la mission? yan jikko yu mënula ñàkk ñoo war a ànd ak mission bi. keroog tontu nañu ci laajam bu jiitu bi jaarale ko ci li mu bind ci pàcc mu jiitu mi mu tudde La mission et le pouvoir transformant de l'évangile du Christ, chemin, vérité et vie. ci wolof mission bi ak ni lewañ si lu Krista bi di yoon wi dëgg gi ak dund gi amee dooley soppali. ci émission wu tey bi dinañu teg bët ci ñaareelu laajam naan quel est le cœur de la mission? lu di yaxu mission bi. tontu naa ci laaj bi ci ñaareelu pàcc mi mu tuddee la mission et le kairos du Christ maanaam mission bi ak jamono ji gën ji Krista bi di feeñoo ndax tontu bi mu joxe ci ñaareelu pàcc mi feeñ te leer war nañoo dellusi ci tënk ci émission bi weesu. keroog Pape bi feeñal na ne sasu jàngu bi la mission de l'Église dafa sukkandiku ci l'évangile bi amee dooley soppali maanaam tànki mission bi ni tànki mennum taax ci l'évangile bi lañu leen samp ngir firi leen njàngale mi xaawa diis di seet fu ñu mën a gisee tànku mission bi yóbbu nañu leen ca toolub dekki ma le jardin de la résurrection. Le fondement de la mission se trouve dans l'évangile de la résurrection. ndaxte Pape bi nee na yónni bi ñuy yónni jàngu bi ci l'évangile bi am dooley soppali
la sukkandikoo te l'évangile boobu dafay jottali dund gu bees gi jóge ci Krista bi dekkaliku ngir sunu faram fàccee aju ci sunu dund di dugg ba ci sunu xol fàttaliku nanu itam benn ndigal lu Pape François bind ci bataaxalam Amoris Laetitia te mu jële ko ci Ignace wa Loyola mu sell mi ndigal loolu nee na ce n'est pas le fait de savoir beaucoup qui remplit et satisfait l'âme, mais le fait de sentir et de savourer les choses intérieurement. Savourer les choses intérieurement lu muy tekki nañu ko jéem a sotti ci wolof. lu di savourer savourer mooy nga di yéeg neexaayu li lay laal par exemple jaarale ko ci say bët booy xool ku taaru te sol ay yére yu rafet di yéeg neexaay bi lay laal jaarale ko ci say nopp booy dégg musique bu neex wala jaarale ko ci sa gémmiñ booy ñimantu benn mango bu neex lu di savourer intérieurement nañu jàpp ne benn xale bu tudd André dafa jànnook ay góor ñu mu xam bu ko laajee André ñii ñan lañu dina la tontu naan par exemple góor gu jiitu gi baayu suma benn xarit Théophile la ñaareel gi papu Campu la ñetteel gi papu Elisabeth la ñeenteel gi suma papa la wóor na ma ne lu muy yëg bu muy wax suma papa la wute naak lu muy yëg bu muy lim ñi ci des ndaxte bi muy wax suma papa la yëg na ni kóllëreem ak góor gi papam di laale jëmu boppam ji jépp dale ko bu yàgg fu xóota xóot intérieurement ndaxte papam ànd ak yaayam ñoo ko jur bëggal ko seen bopp papam ànd ak yaayam ñoo ko dundal ak a won seen cofeel ak seen lewetaay di ko yittewoo guddeeg bëccëg daanaka jébbal nañu ci seen doom André te njébbalu boobu dugg na fu xóota xóot ci biir xolub André ci weeram yu jiitu yi seen jébbalu yee na ko mu tàmbalee muuñ ak a reetaan jëmale ko ci ñoom tudde leen papa yaay ñoom waajuram yi ñoo ko yee ak a jàngal tur yooyu ni liir nangu na seen cofeel laal ko fu xóota xóot intérieurement waaye André dafa leen di delloo seen cofeel saa yu muy wax papa walla yaay wóor na ma ne ñoom dinañuy yëg lu neex a neex ci seen biir xol il savoure intérieurement seen kóllëre ak seen doom ci émission bi weesu jéem nañu leen a yóbbu ci fondement wu mission bi ba ngeen tàmbali di ko yëg intérieurement yóbbu nañu leen fam bégtem l'évangile bi cosaanoo tàmbale feeñ bu leer maanaam ca toolu dëkkima le jardin de la résurrection ndaxte tool boobu gannaaw ba mu doone toolu bàmmeelu Yeesu toolub njàqare ak jooy ëlbatiku na doon toolub mbégte toolub dund gu bees
toolub taseeg borom bi. ci yoonu tool boobu tase nañoo kay nit. Mariama wa Magdala mi doon jooy ak a jaaxle. Simon Pierre mi nandaguloon la xew. ak sang apootar ba Yeesu soppoon. ca gannaaw ga ku nekk ci ñoom tase naak Yeesu mi dekkaliku di ko yëg ba ci seen biir a biir xol, le savourant intérieurement. tey ci ñaareelu pàcc mi ñu dugg léegi, pape bi bëgg naa tontu ci ñaareelu laajam naan: quel est le cœur de la mission? maanaam lu di yaxub mission bi. ànd ak suñu ñetti àndandoo, Mariama waa Magdala, Simon Pierre ak sang, nañu jëkk a déglu nu pape bi di tontoo ci laajam bii. mu ne, la mission de l'Église n'est pas la diffusion d'une idéologie religieuse et pas même la proposition d'une éthique sublime. Par le biais de la mission de l'Église, c'est Jésus-Christ qui continue à évangéliser et agir. Par l'intermédiaire de la proclamation de l'Évangile, Jésus devient toujours à nouveau notre contemporain. nañu tënk xalaatam yi ak suñuy baat ci wolof. jàngu bi du siiwal mboolem xalaati diine mi feeñ ni ab tabax bu dëgër, une idéologie religieuse. du siiwal it tëralinu dundin gu juba jub, une éthique sublime. jaarale ko ci jàngu bi, Yeesu ni jëfkat bu jiitu bi ak suñu waa jamono mu ngi wéy a yégle xibaaram bu neex bi. waxtu wi muy taseek yow di la yégloo doole dekkalikoom nga di ko nangu, dina doon waxtu yiwu rëy, le kairos, le temps propice wi lay musal ak a dundloo. mu dolli ci it xalaat bii. Rappelons-nous toujours les paroles que Pape Benoît XVI a écrites dans son encyclique Dieu est amour, disant: à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. L'évangile est une personne. ci wolof, du li nga nangu dundin gu jub te sell, wala li nga gëm ak a takku ci ab gis-gis bu yaatu te xóot ñooy def nga di chrétien, waaye nga di taseeg kenn, topp di taseeg moom, du ko may mu soppali la. l'évangile bi di xibaar bu neex bi moo di kenn. ngir nand kàddu yu wóor waaye diis yi, nanu laaj Mariama waa Magdala mu dimbali sunu, ndaxte moo jëkk a tase fu xóota xóot ak borom bi Yeesu mi dekkaliku. moo jëkk a yëg ni tase boobu neexe woon. Elle a senti le Seigneur ressuscité intérieurement. moo jëkkoon a dem ca bàmmeel ba mu gisee ne néewu borom bi nekkatu fa, mu daw fa Pierre ak sang di leen wax jaaxleem. Pierre ak sang dem nañu ca bàmmeel ba, gis ne néewu Yeesu nekkatu fa. Mariama wa Magdala dellusi na ca bàmmeel ba di jooy. jëmmam ji jépp
feeñal na naqaram ci jaaxleem gisuloon fu gën a sore catu bakkanam. Elle ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Yeesu boromam bi ko dimbali woon gaañu na bàyyi àddina si néewam rekk la bëggoon a gisaat waaye boobu sax nekkatu fa. bi borom bi janook moom sax mënu ko woon a xàmmee mu laaj ka mu xalaat ne borom tool bi la woon foo teg néewu Yeesu. ci la ko Yeesu tudd naan Maryaama. waaw Yeesu boole na doole kóllëreem gépp ci turam di jébbalu ci moom ci li mu koy tudd. booba la Maryaama yëg neexaayu tudd boobu ba ci biir xolam. Elle a savouré intérieurement l'appel du Seigneur ressuscité. tudd boobu rekk doy na ngir ubbil ko kumpak dëkkalikoom. yéeg lu tuuti yéeg ñuy tudd sa tur ak cofeel gu tar mooy gën a dugg ci yow aste nga xam ay xalaat yu bare yoo xam ne laaluñu la. ci la Maryaama dellu tontu naan Rabuuni muy borom bi. waaye Yeesu ci xolu tase bu xóot bi dafay jubbanti jëfinu Maryaama naan bu ma téye ndege demaguma fa suma baay, c'est-à-dire bul yem ci sa catu bakkan rekk ci li ngay yéeg léegi. gisal fu gën a sore, xoolal maa ngi lay yónni. demal fa sumay taalibe ne leen maa ngi dem fa suma baay mi di seen baay, fa suma yàlla mi di seen yàlla. Maryaama dugg na ba ci xolub mission bi, maanaam tase bi mu taseeg borom bi Yeesu mi dekkaliku ba di yëg neexaay bi. ci la dem yëgal taalibe ya ne gis naa borom bi. mbokk yi ngir xam ak a yëg lu di yaxub mission bi war nañoo ubbeeku ak suñu jëmm jépp ni Maryaama wa Magdala di wut borom bi. moom bés dinañu tudd jébalu ci ñun tudd ku nekk ci turam. ca waxtu booba dinañu yëg mission bi mu ñuy sas. xolub mission bi moo di Yeesu Krista bi dekkaliku. mbokk yi yoon wi di ñëw dinañu tontu ci ñetteelu laaj bi ñu Pape bi laaj, maanaam quelles sont les attitudes vitales de la mission. yan jikko yu mënula ñàkk ñoo war a ànd ak mission bi. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la haine a repoussé. Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne.
et crient leur soif de liberté. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant. Savoir ouvrir les poings serrés. su may mbokk yi ñuy seetaan nañu gërëm yàlla mi ñu dajale tey lu tollook émission bi di ñu may ay barkeem mu ngi ñu jege si jaarale ko ci Yeesu Krista doomam ji sut ñépp ak lépp loolu tax ñu ñeme ko tuddee buuru buur ya buurub àddina si sépp di samakat bu baax nañu baamtu baati psaume 23 baati fees ak yaakaar naan borom bee di suma samakat duma ñàkk dara dina ma may doole duma ragal dara mbokk yi yàlla na leen yàlla sàmm ak barkeel ci jàmm